salaamaaleykum ye maaleykum salaam maaleykum salaam sigo I'm from Medina, Gayaro Medina, Gayaro Medina, Medina Dafane. Oh, I'm from Medina, Gayaro Medina. Medina Dafane. Oh papa Douwa lépp. asalaamaaleykum mbokku internetu Dak Médina ñu ngi leen di jaar bu baax a baax ñu ngi ñëw tey fii Kusum ñëw Ricis waaw Ricis angle 5 lañ ñëw tey seet si booy Médina yi nga xam ne ba léegi ñu ngi réclamé muy terrain Jaraaf ñu naan kan terrain Médina léegi nag ñu bëggoon mu leer parce que depuis boobu ba léegi ñu ngi ciy dox le maire génn na leeral mais booy Médina yi ba léegi nee nañ leerul kon tey nag ñoo ñëw seet si ay booy Médina ñëw taataan si leen xool lan lañu bëgg ci terrain bi pour ak monsieur le maire léegi ñu ànd ak man dugg ci biir incha allah jaayef gaay merci. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñu tey jii le combien du mois le 16 le 15 mars 2021 ici à Kusum. Et quand on parle de Kusum, on fait allusion au chantre effectivement de la Médina, à savoir la locomotive de la Médina. bu ñu nee saxaar bopp bi moo tax ñuy wax tey jii ñu ngi ci boppu Ndakaaru ñu ngi ci boppu Médina ñu ngi ci xolu Médina pour une chose, pour lancer une invite à monsieur Bamba Fall, maire de la Médina, pour lui dire contrat bi nga xam ne daf ko signé te tegiwul ci yoon na ko delloo mu racheté ko mu delloo ko waa Médina ndax ñu ay moom seen terrain di ko kii gratuitement. Pas de privatisation pour le terrain école Médine parce que li borom xam-xam bi nee na tant que les lions n'auront pas d'historien, l'histoire des lions sera écrite par les chasseurs. Bamba Fall bàyyil doon un chasseur et de donner effectivement le terrain à ses dignes fils, à ces lions de la Médina qui ne laisseront jamais se faire. Parce que tout simplement li nga xam ne moo ñu tax a jug ñun ñëpp mooy suñu cofeel suñu mbëgg-mbëgg ak bëgg am avenir u Médina dans 20 ans xale yi ñoo war a nekk ay mag ñu bëri si ñun amaat dañ fiy jugee wante nag ku bëgg sa avenir u doom da ngay fexe xale yi ëllëg ñu nekk effectivement des champions muy côté jàng bi di côté football bi di côté n'importe quoi. Mais pour loolu il faut que le bloc scolaire muy école Médine yenn yi nga xam ne mooy terrain bi ñu joxaat ko xale yi ñu football fa bu ñu ko soxlaawee mais bu fekkee da nga ñëw nga jox ko ay nit ñu koy jaay maanaam ku ne la entraîné nga fay 50 000 100 000 nit ñi amuñu ko mënuñu ko donc un terrain qui est nébuleusement magnifié ni nga ko defee ci contrat bi tegul ci yoon la ñuy wax parce que loolu bind kese la ci kaw loolu comme am na ay manquement dañ lay ñaan comme ni ko Bouba waxee ni ko gars yi waxee non à la privatisation du terrain école Médine non à la privation du terrain ak cela veut dire mooy ku ne sa mairie am na excédent budgétaire de 300 millions war nga delloo 280 millions bailleur bi nga racheté ko delloo ko population Médina nga xam ne population Médina ñoo la fi teg kon gars yi si gàttal vive la Médina vive Kusum sa kanam. man nag du contribution mais damay leeral damay tàmbali par leeral bu ma nuyoo jeunesse bi yëpp dama ne jeunesse su Médina lay waxal su ngeen deful lii vous avez déjà créé un multimilliardaire un maire qui n'avait absolument rien la Médina lui a tout donné jeunesse su Médina amul luñ ko deselul 12 contrats
yoo xamante ne ni contrat yëpp benn bu ci nekk jubut contrat yu dëng la bu leeral ko jotee danañ ko leeral porté nañu plainte jox nañu citation directe huissier ñëw na contrat yi dana génn fi ñu ko amee c'est pas important du recel de documents publics c'est des documents yi nga xam dañ ci am accès nit ñi nga xamante ne ñoo ci war a jot danañ ci jot parce que li xew école Médine li xew ci yeneen contrat yi dafa ñaaw j'interpelle l'État du Sénégal aujourd'hui c'est la jeunesse de la Médina qui doit être considérée jeunesse su Médina dañ leen war a considérer jox leen seen gëdd terrain bi du propriété privée propriété mairie Médina la waa population Médina ñoo ko moom monsieur le maire il est temps nga ressaisir Pape Daouda Diène Vincent keneen ak keneen interpellé na ci ay zones yu wuute 11 ASC yi fi nekk yëpp xam nañu relation yi nga am ak ñenn ñi mais on vous prévient davantage que Bamba kilifa day am xel day am retenu li fi xew xale yi vont le découvrir tôt ou tard et bientôt même soo buggee nañu dem justice les contrats vont sortir te danañu def point de presse génne contrat yëpp incha allahu rabbi te du yàgg. waa Sénégal asalaamaaleykum mbokk Médina tey boo leen gisee ñoo ngi taxaw ci xolu Kusum taxaw ci buntu Charles Baudelaire ki di Charles Baudelaire mooy siège u Kusum parce que boo leen déggee boobu ba léegi gars yi ñoo ngi taxaw di waxanteeg monsieur le maire Bamba Fall ci naka ne ko carrément projet bi nga dëgtal ci terrain Jaraaf yi jeune Médina yi bëgguñu ko boobu ba tey ñoo ngi doon toog di ko déglu mais dafa mel ni moom teesante bi moo ko gënal commencement da doon wax ne gars yi ni ay mécontent ñoom ñoo ñëw pour yàq projet bi waaye boo leen gisee gars yi fi taxaw nii yëpp defe naa Kusum kenn desul moo tax ñu leen tey ñun suñu wàllu bopp fa ñu nekkoon fa la ñu nekkaat ba tey monsieur le maire xanaa boo gisee lii di nga xam ni waa Médina d'accord ruñu ci li nga bëgg a def yow yaa ne président de la république daawul woon déglu pour jeunesse am moo tax lii yëpp dal ko waaye Bamba Fall bul forcer sa jeunesse ngi nii sa jeunesse bëggul ay waay biir yàlla bëgguñu dem ak yow fenn ngir yàlla bàyyil projet bu mu sedd tey boo leen gisee pour présenter monsieur Daouda Diène moo ngi fii moom moo ci ñu gérer collectif la bokk ku ci mel ni ñoom Vince ñoo ngi fii vice président Kusum Abdou Mbaye coach su Kusum ñoom Rouge ngay gis ñoom El Diaz ñoom Balla Diouf ak yooyu yëpp defe naa ñii yëpp affaire politique kon amu fi. Dames ak lépp ngi fi te dañu bëgg lii ngeen gis nii tàmbali la commencé nañ ko keroog Dames tey Kusum la ASC benn bu ci nekk dina leen dem xamal leen ni carrément politique taxul jóg kenn terrain Jaraaf bii nga bëgg a joxe gars yi ñoom seen wàllu bopp Médina ànduñ ci pour gàttal. parce que monsieur Bamba Fall mi ngi am message bi muy véhiculé ne président yi dañ ko jox accord waaye man mii nga xam ne mbir yu bëri ci Kusum sama loxo lañ ko teg en dehors du président bi nga xam ne c'est Pape Matar Sylla man jotuma benn courrier wu mairie jotuma benn mbir bu jëm ci wàllum terrain lu dul toog dégg à la télé que ASC Kusum d'accord na ci mbir mi ASC Kusum tey su d'accord ci mbir mi ñu ne fii nii ci ginnaaw ñun la ñuy laaj pour ñu rendre leen compte donc dañu bëgg mu leer fii au nom de devant tout le monde amul benn lu ñu signé ak mairie de la Médina bu fekkee li muy yaakaar signature la mooy le jour bi muy organiser tournoi bi nga xam ne eggul mu invité ñëpp à la mairie Moussa Faye peut me tenir témoin mu jox équipe bu nekk 500000 jour boobu laal ma xaalis dama ne Moussa Faye jël ko Moussa Faye ne ma du ko jël après Oumar Anne moo récupéré les 500000 pour préparation tournoi boo xamante ni eggul ci biir mbir moomu damay wax clairement li muy waxoon bon am na terrain bi dañ koy synthétiquer année bu nekk di ngeen am 1 million 12 ASC yi nekk 11 ASC yi nekk fi beneen million bi des ma séddale ko 500000 zone bi 500000 école football mais xam nga mbir moo xamante ne bu ñu wax nii rek taxu dëgg mbir soo koy wax dañ koy bind. man gisuma foon ay président vice président laa fa gisoon yenn ñi secrétaire général ñeneen vous comprenez ñun suñu waxu démb mooy suñu waxu tey non à la privatisation. aussi bëggoon nañ leeral benn mbir bi ñu commencé démarche bi ba léegi promoteur bi woo nañu Thierno Seydi on s'est vu au Radisson toog nañu su ma juumul 17h ba presque 20h moins waxtaan nañ ci mbir yu bari mu xamal ñu lu bari ci biir contrat bi loo ci biir contrat verbal bi muy signé woon ak waa ji
parce que dafa waroon déparé 180 millions tu m'es témoin mi ngi ci 300 et quelques millions ci tabax école Médine te loolu ñun suñu mairie mën na ko ñun suñu mairie mën na lu raw loolu pourquoi mënul jël exemple ci Barthélémy Diaz dafa jël terrain bi defar ko jël gestion bi jox ko waa nawetaan bi ne leen yéen a koy gérer lu ngeen fa am seen problème la te pourtant amoon na ku njëkkoon ñëw du ma wax turam ñëw ne ko damay defar terrain bi ak yi ASC nii lañ defoon mu bañ parce que kooku nit la dafay dégg mais ñun dañuy dem ak bras de fer fu mu yem neex vous comprenez ce que je veux dire fu mu yem neex non à la privatisation du terrain fa la ko moom bu ngeen weddee allez faire l'interview ci maire boobu dina leen ko wax moom nag mënul dëkk ci quartier bi am ci ay mbir bëgguñu koo xañ mënta ne terrain boobu fu mu féete. terrain boobu moom la ñu waroon jox ASEC Kousum bi ñu nangoo Assane Diouf ñu dem di fa gaare hélicoptère yéen a ngi fàttaliku ñu jël ko travaux bi muy dem barke alxuraanu karim laay waat dañ ko nëbb ba terrain bi pare ay bâche lañ ko tegoon ñun xam nañ li xew ci quartier bi fii lañ dëkk de politique ñu nag mais dañu bëgg mbir mi dem yoon sur les infrastructures sportives fii amatuñu terrain mais mbedd bi la ñuy gaañ di fubale booy chaque jour oto mbëkk leen chaque jour oto mbëkk leen du yoon waaw ñun booy saa yi xoolal ku amul loo lekk mënoo dem loué ji terrain 30 000 francs waa ji su paree day loué terrain wax nañu lu leer vous êtes témoin ñun mënuñu loolu mënuñu loolu implication Paco ci santam mooy président ASC Médina yi léegi est-ce que yéen waa Kousum da ngeen wéeru ci moom wala wéeru woo leen ci moom ci ay kàddoom loolu lañ bëgg mu leer. man ci bureau Kousum laay waxee. waaw jotuñu benn information association des maires des présidents. nous ne reconnaissons pas Bamba Faye truc comment il s'appelle nous ne reconnaissons pas Paco Jackson xamuñu ko gisuñu ko ñun structure bu wóor lañ lépp lu ñuy def dañ koy bind. tout est acté. yéen jeunesse bi yéen a fal Bamba Fall. mais est-ce que bu coow li amee dem ngeen ci moom jéem a gisante ak moom. merci on a fait 2 courriers avec accusé de réception ne ko dañ mu expliquer ñu mbirum terrain bi ne ko mu recevoir ñu mu bañ on a fait 2 courriers il ne veut pas nous recevoir te promoteur bi recevoir nañu moom bëgguñu recevoir. ndax dem ngeen seeti Cheikh Seck le président Jaraaf. non Cheikh Seck bu duñu ko dem seeti. parce que bokkul ci mbir mi. mais xam nga terrain bi Jaraaf. terrain bi Jaraaf moomu ko. attends si sorteem attends nañ déglu rek nañ déglu ci biir sorteem moom bi mu génnee. ci site bi nee na Jaraaf dafay entraîner est-ce que dem ngeen seeti Cheikh pour xam nag loolu logique na wala logique wul. xam nga man mënu ma combaawal Kousum combat sama jarbaat samay doom yi nekk fii di ma bëgg a xeexal Jaraaf du ma ci mën a tontu man Kousum bi moo ma ñor. ak Médina bi. te lii ñu gis nii haute trahison lay nurul xam nga lu tax ma ne haute trahison parce que tey Bamba Fall dafa ñëw Médina indiwu fi dara waa Médina jox ko lépp Médina xeex nañ fi xeex bu nekk ndax Bamba Fall gaañ nañ fi ay sunuy rakk sunuy jarbaat ndax Bamba Fall booy jël nañ fi jaase dugg ci kër yi di xeex ñoom seen biir ay doomu Médina at ay doomu Médina ndax Bamba Fall te Bamba Fall dëkku fi xombal la dëkk Bambey séeréer la dëkk comme on dit yow nga ñëw ci benn dëkk ba yaatal la dundal la def la li nga doon yëpp tey ba tey fii may wax ak yow Médina ñi fi am na ñu fi juddoo yaroo fi màggee fi tekk lu nekk amuñu fi kër tey nga ñëw waa Médina tax nga am fi kër am fi benn ba ñaar ba ñett ba leneen bëgg a xañ doomu Médina yi dama ne Bamba Fall amul droit war xale yi gi nga waxuma sax ñun parce que ñun suñu wàll wéy na mais xoolal xale yi ndaw yi ñun bañ juddoo fii dañ fi fekk Assane Diouf fekk fi terrain rouge fekk fi centre de course fekk fi terrain école Médine di football looloo waraloon tey Médina. il fait la fierté du Sénégal à travers la Médina mais tey ñooñu dañoo amoon chance am ay espace am fu ñuy dem di exprimer wu mais tey xool leen xale yi xool niital ma xale yi ñii tey lan la ñuy légué pour xale yi. ñii tey ban avenir lañ leen promettre dara yow Médina yëpp jaay nga ko jaay nga Auchan dagg nga école Gibraltar jaay ko Auchan léegi yow benn as tout espace bi nga xam ne tey moo fi dese doomu Médina yi pour ñu nooyi pour ñu nooyi vraiment wax dëgg yàlla Bamba Fall xoolaatal sa ginnaaw xoola ña nga daa àndal démb Bamba Fall xoola ña nga daa àndal tey fii ñi fi taxaw ñu bëri ñu daa ànd ak Bamba Fall di ko xeexal ñoo fi nekk kon tey war nga waa Médina te du sa cër te ñun nag dugguñu woon ci coow li ñu ngi ciy door a dugg te dinañ ci dem ba jeex
Bamba Fall liñ la may ci Médina dafa bari trop jërë ngeen jëf merci beaucoup. man je parle en tant qu'acteur culturel dañuy wax buy wax bi jàllul dañuy def son bu son bi jàllul dañuy wàcc ci tali bi xeex mais li ñu bëgg dañ koy am parce que la dernière mot bi ça nous revient nous les Médinois parce que Médina ñun ñoo ko moom par la force doole mbaam képp ku xeex ak ñun da ngay dellu ginnaaw parce que bul fàtte Pape Mamadou Diop jaar na fi am na ñeneen ak ñeneen say ñeneen moom ñooñu dem nañu bàyyi ñu fi te yow da ngay dem bàyyi ñu fi parce que ñun ñoo fi dëkk comprendre li ma la wax léegi xale yi nii tey suba fan la ñuy jëlee benn Gana Gueye fan la ñuy jëlee benn mais Médina fii nii depuis quand la gëj a génne pourquoi mënuñu tekki ci jàng bi léegi booy ay mbër la ñuy nekk wala léegi amatuñu écurie ñu tëj écurie yi ñu ne léegi football ñu tëj terrain bi mais booy yi nii seen yaay est-ce que booy yi ñun sax mënuñu fay terrain 20 000 francs nga bëgg a fayloo xale yu ndaw ay terrain 20 000 francs léegi suba nawetaan yi day commencé du ñu am fu ñu entraîner pour lan parce que ça t'intéresse pas nous ça nous intéresse te on est prêt à se battre jusqu'à la fin man je suis apolitique lijjantiwuma Bamba Fall faalewuma muy Cheikh qui que ce soit sama ñaxalaay dundee mais lu jëm ci Médina ça m'importe te El Diaz damay wax ci baatu man muy El Diaz muy Khourech muy ku mu mënta doon mbuub ñun ñëpp acteurs culturels pare nañ pour xeex pour loolu noonu ñu bëgg loolu day am parce que c'est pas normal corniche ñu def fa ñaari terrain 30 000 francs ngay fay 1 heure de temps mais 30 000 francs xam nga nit booy Médina ñaata at la koy liggéey Médina foo romb ci koñ da ngay gis ay atelier menuisier ay atelier mécanicien da ngay toog 1 an doo fi dégg agression ay nit yu am jom ñoo fi nekk ay nit yu am valeur ay nit yu am dignité donc gis nga loolu noonu da ngeen ñu koy delloo parce que ñun ñoo ko moom ñun nekkuñu di la demander dañ lay laaj nga delloo ñu ñun li ñu moom. may lancer appel yu président ASC yi nekk ci Médina bi yëpp 12 ASC yëpp nag zone 1 comme zone 2 damay lancer appel Seydou Gueye damay lancer appel Cheikh Ahmed Tidiane Ba. xam nga li tax ma leen ñu lancer appel parce que pour li nga xam ne maanaam mooy terrain bi nga xam ne moo ñu ñor ngeen ñëw dooleel ñu si te ñun ñoo ko bokk ndaxte xam nga lan laay bañ suba moo tax ndaxte xeex bi ñuy xeex kuñ ci si fekk siwul suba boo ñu soxlee doo ñu gis. loolu moo tax ñu leen ñu lancer appel Bamba Fall terrain bi nga xam ne maanaam Médina ñoo ko moom lañ lay wax loolu li ñëpp wax laay wax. non à la privatisation du terrain Jaraaf. terrain bi ñoo ko moom ni ko ñëpp waxee rek laa koy waxee waat encore une fois sunuy rak sunuy doom ñun ñoo tax ñu taxaw fii ndaxte ñun am nañ 1000 francs wala 2000 bi nga xam ne la ñu war a mën a fayee terrain dem fubali mais suma rak wala sama doom amul loolu te loolu problème lay andi la ma waxoon promoteur bi moom laay waxaat fii dama ko nee da ngeen créer ay sàcc. mi ne ma lan moo tax nga wax da ngeen créer ay sàcc tey xale bi nga xam ne tey amul 1000 francs te xam na ni football ni mu mel sa morom yëpp teg nga laaj sa pap mu am 1000 francs bu ko waree dugal ci kër gi du la ko jox nga koy dem football yi jee kon sa tante wala sa benn mag bu nga xam ne boo gisee kalpem bu amee 1000 francs di nga ko jël dem tegi ko dem football ji loolu sàcc la te buñ la ciy sóor sax di nga ko def kon nag ñu ngi leen ñuy appel à la raison Bamba Fall nga xam ne ñun Médina xeex nañ pour yow ñii dañu xeex pour yow te pourtant 2014 acte 3 de la décentralisation bi mu fi tegoo xeex gi métti woon na trop kenn xàmmeewul kii magu kii la kenn xàmmeewul kii rakku kii la te maa ngi fàttaliku benn xeex bi ñuy wax Gris Bordeaux ak magam bi nga xam ne sax jot nañ jàkkaarloo ci Blaise Diagne gi kon nga xam ne boobu noonu ñi ngi xool li nga xam ne moo gënoon ci yow pour ñu jox la ko te pourtant ay doomu Médina ñoo fi nekkoon di xeex ay Seydou Gueye ay Youssou Ndour ñi bàyyi ñooñu ñëpp jël sunu carte jox la ko kon waroo ñu def nii Bamba waroo ñu def nii encore une fois ñun ñoo lay ñaan dañ lay ñaan ndaxte boo ñu mayul dañ koy jël si waaw ñun Médina moom ku ñu mayul ñu jël si li nga xam ne ñun ñoo ko moom ndaxte loolu ñun ñëpp xam nañ ko si ñun dañ lay ñaan nag encore une fois Bamba andil sa xel xam na ne ñun say doom lañ say rakk lañ terrain bi yow yaay wax ay excédent budgétaire keroog maa lay dégg ngay wax Macky dafa war a déglu population bi waaw Bamba léegi ñun tamit ñu ngi lay ñaan nga déglu ñun ñu waa Médina ñu ngi lay ñaan nga déglu ñu ndaxte boo ñu dégluwul tamit problème rek lay andi. li may wax mooy man politique taxumaa jóg Médina moo ma tax a jóg du Bamba Fall du kenn bien vrai nañ ko remercier def naa affaire yu nice Médina kontaan nañ ci moom waaye dafa am la nga xamante ni nag Médina moo ko soxlal boppam
mooy li nga xamante ni ñu ñoo ko moom mooy suñu terrain bi nga xamante ni moom mooy école Médine loolu bëgg nañ ci maanaam ñu waxtaan ceeg yow nga jox ñi li nga xamante ni ñoo ko moom. bi ci topp mooy Médina jeune Médina yëpp dañu taxaw pour benn maanaam la nga xamante ni lu bees fii liñ fi bëgg dañu bëgg la nga xamante ni. asalaamaaleykum man la Lamine Diop membre fondateur bu collectif bi woote bi ñun ñoo ko fi sàkk woon te bañ ko tàmbalee léegi comme ni ko Vince waxee mat na 6 mois ñu ngi ciy dox ci néeg la commencé jugee ci néeg di dugg génn ci kër ñëw ci mbedd bi ba tey muy dem gox par gox wax nañ waxati bind nañ yëglu nañ mais ba tey ki ñuy waxal bëgguñu dégg dafa takk ay casque sunu kilifa la mooy sunu maire ñun ñoo ko fal kenn falu ko kudul waa Médina ñun ñoo mës a ànd ak moom ba tey nii ànduñoo keneen kudul moom waaye lii di terrain Jaraaf du affaire u ma Samba du affaire u ma Demba du affaire u politique encore une fois ay jeunes lañ ñu doon fubalatuñu am seen ay rak ñuy fubal te képp ku xam fubal xam ne chance da ci topp te nit soo ko bëggee may chance da nga koy may mu exploité ko ci domaine bu mënti doonee mooy lan mooy boo nekkee xale da ngay am choix ci àdduna jàng boo jàngee ba pare am nga loo xam ne moom ngay féexalee sa xol bu dee football la wërsëg fekk la ci nga màgg ci teral ci say njaboot teral ci say yaay teral ci sa pap léegi loolu yëpp bu ñu ko tëjalee booy Médina yi fii foo dugg da ngay fay playa restaurant da ngay fay fii ñuy fubalee di fi fay gënaluñu ñuy dóor ay bal suñuy maam ba pare ñibbi mu neex tuuti nga xalaat ne say maam nga dóor bal gënaluñu parce que dañu amul lu gën loolu léegi nag benn terrain moo ñu symbolisé woon boole xol yi boole lépp mooy école Médine foofu ngay ñëw dugg fekk fa benn match boo xam ne 11 ASC yëpp dañuy am représentant ku nekk football joxante loxo ñii di def ay sélection ay xale yu ndaw chaque lundi ñii jël mardi waa jàppoo jël mercredi waa jeeko jël affaire bi nice bu neetaan ñëwee ku nekk dem xeex li sa gox mais loolu yëpp benn nit Bamba Fall koo xam ne Médina jox na ko lépp encore une fois wax jooju ma ko waxoon Bamba Fall kenn mënu laa tere nekk nitu Médina ndax fii nga bokk yàgg nga fi liggéeyal nga ñu mais àdduna du neex mukk ba nga dégg booy Médina parce que doom moom ni ngay doxalee grand Médina du ko doxalee booy Médina du waxee noonu du jëfee noonu. Oye kale koko kale koko kale koko waay sa waay 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 Danu a fayda, danu respecte suñu société yëngatuna. Eh mama o. Dañu am fayda, dañu am fayda. Dañu respecte suñu Médina. Suñu société yëngatuna. Suñu société yëngatuna. Danu am fayda, danu am fayda. Danu respecte suñu Médina. Xale Médina zuwelen bale xoole xalaade bu ngeen xoole ba nooni reeta dina ñaa xale Médina liggéey bale xoole xalaade waaw waaw bu ngeen xoole ba nooni reeta dina ñaa xale Médina zuwelen dina ñaa wow wow
he. Ole toge banoni leta, dilanya. Eva mawo, Medina fonuwo, nyuyo sila. Medina for you.